Bon, je disais mën nañu commencer waat à zéro peut-être pour ñu ko comme fekkewul woon noppi bu yàgg bi nag du dara lu dul dafa am mbokk yu ma ñaan ne dañoo bëgg di enregistrer audio kii bi daw diwaan bi daw donc maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak jëmmam. ma ne Sénégal dëkk xew-xew la te doomi aadama yàlla da koo mooñaale ak xew-xew mënta ñàkk jamono ju nekk muy am luy xew waaye nag war nañoo fexe ñun ba saay bu xew-xew amee ñu taxaw jàngat ci le maximum possible mu bañ a nekk rek loo xamante ne dafay ñëw ci émotion jàll wala dafay ñëw ci mbégte wala dafay ñëw ci mer wala nangam ak nangam. léegi doomi aadama boo xamante ne rey na boppam loolu yàgg nañ koo gis te yàgg naa métti képp ku am benn sens bu yëg-yëgu doomi aadama di am waaye dafay raw dafay gën a métti ci nit koo xamante ne ni àttan na mën a jël ñett ci ay bant yoo xamante ne yàlla wërsëgal na ko mu rey leen benn par benn. man sincèrement mbir mi bu mu amee métti woon na ma mais gën na ma métti bi may liiree li ñu wax ne moom la autopsie bi génnee ci noonu la reyee xale yi. léegi nag quel est le problème de notre société ba ñu mën a toll fii tey ndax influence bu benn culture étrangère am ci suñu dëkk la wala ndax benn vague bu ay jinne ñoo dugg si ci réew mi di dofloo nit ñi di leen defloo yenn yi wala ndax liggéey yu bon yi nit ñi di defaate mooy nu mu tuddati yóbbu xelu nit ñi ba ñuy def yenn yi wala dañoo am problème psychologique boo xamante ne taxawuñu jàngat ko faj ko. ma ne bu yàggul am na benn soxna bu ñuy jugé fii ci réew mi boo xamante ne li mu def nee nañ dafa sotti jëkkëram ndox mu tàng lañu wax xaw ma pétrole bu tàng xaw ma lan lu tàng noonu ak keneen koo xamante ne dafa taal jëkkëram taal ba mu lakk ba xëm. léegi bu ñuy gis lu mel noonu ci réew mii ñu koy banaliser noonu coow ko ñaari semaine mu jàll boo waxee ñu ne la Sénégal coow du fi mbamb du fi weesu weer est-ce que gisuñu ne ñu ngi risquer suñu réew mi di dem ci benn horizon boo xamante ne comme ni ko gars yi di waxee fa mu jëm ndox amu fa. pourtant ñun toujours ñun ñooy bàkkoo ne nous sommes nangam % de musulmans 80 et nangam % de musulmans. pourquoi 80 et nangam % de musulmans boobu 80 et nangam % des faits horribles yuy am ci jullit ñooñu lay jugee waxatuma la rek boîte yi nga xamante ne jullit ñee koy feesal sàngara si nga xamante ne jullit ñee koy naan yu bon yi nga xamante ne ñuy tudd seen bopp ay jullit ñoo koy def mais pourquoi léegi fait yu gën a horrible sax ñuy tuddee seen bopp ay jullit ñoom ñoo koy def wala ci ñoom lañ koy dégg lu waral loolu ci réew mi nga xamante ne toujours dañuy bàkkoo ne réew ay mag ñu baax ñoo fi nekk réew ay kilifa diine ñoo xamante ne dañ fee ñaan ñoo fi tëdd ba bu ñuy wax sax ci jàmmi réew mi bu fekkee yéen a ngi may dégg bu baax ngeen wax ma parce que dafa am ku ma bind ne déggul ma bu baax ba bu ñuy wax sax ci jàmmu réew mi dañuy wax naan réew mi dara du fi xew parce que ay mag ñu baax ñoo fi ñaan liñ fi liggéey nangam ak nangam léegi bu fekkee mag ñi liñ fi liggéey noonu permettre nañ ñu am jàmm jooju ndax li ñuy gis jamono ji jàmm la moom. la chaque képp koo xamante ne am na xel di xalaat dina wax ne du jàmm parce que dina ko tiital. problème mu sëy ci réew mi lu ñu war a toog xoolaat la waxuma la xoolinu diine kese nga xamante ne chaque jour man dinaa koy wax waaye am na ñoo xamante ne boo ko waxee ñu mer am na ñoo xamante ne boo ko waxee ñu marginaliser wax ji et tout mais imaginez chaque jour bu ñuy wax ak nit ñi ci wàllu sëy ci Sénégal bu fekkee ab oustaz wala doomi daara moo toog di wax daf neen laan ay boo nekkee célibataire am nga yoolu nangam célibataire du dugg aljanna boo amee mariage boo amee jabar wala nga am jëkkër am nga yoolu nangam comme li ma fi teg semaine passée Seydi Aliou Cissé Niass maa ngi lay ziyaara bu baax comme li ma fi teg semaine passée dégg ku lay wax naan yonentu bi nee na célibataire nangam wala marié nangam chaque jour bu ñuy waxtaan ci wàllu sëy loolu la ñuy wax. Ibrahima Malick Thioune maa ngi lay ziar bu baax na nga def maa ngi ziar mbokk yi mujj dugg si yëpp chaque jour bu ñuy wax ci wàllu sëy ci yooyu lañ lay wax
bu fekkee suñ mbokk jigéen ñi ñooy wax itam ci émission yi ñu def ci télé yi wala ci rajo yi wala jigéen ñi waaraate chaque jour bu ñu lay wax ci wàllu sëy dañ la naan naka ngay toppatooy sa jëkkër naka ngay toppee sa jëkkër naka ngay def nangam pour am aljanna ay sa jëkkër bu la xoolee nga muñ am ngeen yool sa jëkkër bu ngeen amee nangam am ngeen yool bu la fóonee am ngeen yool ci yooyu la ñuy attardé wu di accès discours religieux bi ci loolu et pourtant la religion musulmane wala l'islam ci boppam ñëwut uniquement pour loolu da ngay dem ba da ngay tàyyee déglu waaraatekat yu mel noonu parce que chaque jour leçon bu mel noonu lañ lay jox et réglé wu benn problème ci couple yi. naka nga mën a imaginer par exemple góor gu am jabar tukki bàyyi jabaram 10 ans génn bitim réew bàyyi jabaram 10 ans bàyyi ko ak ay doom naka nga mën a imaginer loolu et boo waxee la société et les gens qui se disent musulmans ñoom ñooy imposer soxna soosu noonu ne ko il faut nga toog muñ parce que boo muñee yàlla dig na la aljanna xaw ma lan ak lan et elle souffre dans sa chair. Elle souffre au plus profond d'elle ñuy marginaliser religion bi di marginaliser discours religieux bi ak texte religieux yi di ko imposer loo xamante ne yàlla ak yonentam imposer wuñu ko au lieu que ñu def pression ci Masamba moomu tukki 10 ans pour mu ñibbisi par la force jox jigéen jooju xàqam bu ko mënul ni génne ko ci buum boobu duñ ko def loolu benn la. Ils te disent que lu la sa jëkkër def nga war koo muñ pour imaginairement ngay xaar aljanna ñaareel bi naka nga mën a imaginer góor goo xamante ne li ma leen di wax nii moom fee la bu ma xam man xam naa ki mu dal benn nit koo xamante ne dafa am jabar ji mu ngi fii Sénégal moom waa ji mu ngi Europe ca Europe googu mu nekk am na fa beneen jabar bu fekkoon ne l'islam la ñuy jàngale et bu fekkoon ne façon jàngalin bi l'islam tëral ci sëy ñu ngi koy joxe ni mu waree li ma leen nar a wax ni du am mooy waa ji 3 ans yu nekk benn yoon la ciy ñëw bu bëree ba bëri benn yoon te bu ñëwee maximum bu fi yàggee ba yàgg 1 mois la fi def 1 mois boo xamante ne du toog dana wër fii dem fii dugg fii génn fii en résumé di nga mën a wax ne li muy temps bi muy passé ak jabaram ci 3 ans bu nekk du weesu 2 semaines temps bi muy passé ak jabaram beneen jabar ja nekk ak moom Europe H24 ñooy nekk 365 jours sur 365 la nekk ca kër ga yëpp la mu fay dundee yëpp yéen ñi nekk Europe xam ngeen dépense Europe yi ni mu mel xam ngeen dañ fay dundee te mu ngi fa am ay doom yoo xamante ne mu ngi leen di fayal jàng mu ngi leen di fayal loisir mu ngi leen di fayal nangam mu ngi leen di fayal nangam jabar ji nekk fii moom warloowul ak moom lu dul dépense bu weer wi deeyee kese dépense boobu noonu lenn lu ci yokk waa ji dana ko xul balaa mu koy génnee kër gi mu ko tabaxal fii wala kër gi mu tabax fii benn néeg la fa ndaw soosu am moom soxna si benn néeg mbokkam ya nekkoon dëkk ba ñoom ñoo ñëw fees kër gi dell jabaram ja nekk France mu utal ko ci kër gi fii néeg ak douche boo xamante ne moo gën a yaatu néegi soxna si mu bàyyi fii maanaam ban diine moo jàngale lii ban aada moo jàngale lii ban maandute moo jàngale lii ndaw soosu noonu bu dul woon nag koo xamante ne dañ ko yar ci famille bu baax mu mën a muñ ba pare mën a maanaam lépp mu delloo ko ci yàlla kooku sëy boobu de 2 choses l'une soit du fa toog soit mu def lu mel ni li docteur Falla def et jabaram ji nekk Europe moom am na arrogance bu ñëwee Sénégal indaale caabeem ubbi néegam bi fiy dugg buy ñibbi tëj néeg bi dellu Europe la nekk ci kër gi fii mu ngi koy bokk ak jabar ji la nekk Europe moom kenn moo ko aaki moom ban maandute moo jàngale loolu gis ngeen li docteur Falla wax ne moom la dund ci leetaram bi mu bind nii kenn ku nekk ci ñun sànq ma ne war naa mën a jël lettre bi mu wéet ci ruq ak manakan bi sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum wax mu lire lettre bi def ko mu nekk miroir de sa vie li docteur Falla dund ci lim résumé foofu noonu ak noo ko mënti analyser après junney nit ñu ngi koy dund ci réew mi fii di xëy di julli
di kàbbar di sujjóot seen diine ji ñu ne leen dafa ñëw pour promettre leen une paix éternelle te ñu ngi dund enfer sur terre ci ay causes yu diverses yoo xamante ne moo ko mën a waral. côté ndaw si boo leen dégloo muy Ndeye Awa xawma li ñu wax ne moom la dund ci docteur Falla moom junne góor ñu ngi koy dund ci seeni jabar te dara tegut leen ko mënuñoo tàqali ko jabar jooju ci ay causes yu diverses yenn ay pression sociale la yenn ay mayeeg forcé lañ la ko may sa doomu nijaay la wala sa doomu bàjjan la buñ la takkal bëgg bañ a yàq cohésion famille bi tax nga bañ cee génn yenn ay bëgg ndaw si moom moo tax ndaw si moom tamit jàppee boppam benn yàlla bu ndaw elle se permet de te faire vivre l'enfer. léegi ñun suñu société mës naa ko wax ci benn ci live yi ci ginnaaw société bi on a besoin beaucoup plus de psychologues que ay oustaz yoo xamante ne dañuy guddal seen sikki bi wala ñuy guddal seen kurus yi di ngandal ay ayka. On a besoin beaucoup plus de psychologues on a besoin beaucoup plus de psychologues yoo xamante ne ñooy dimbale nit ñi di waxtaan ak nit ñi di leen delloosi di leen faj ci seen feebaru xel yi que ay sëriñ tariyaax yuy toog fi naan la damay faj hémorroïde ak damay faj góor guy gaaw a daanu. chaque jour ngeen dégg fi sëriñ tariyaax bu fi toog damay faj hémorroïde damay seetee ndox damay seetee suuf damay seetee kurus chaque jour ngeen dégg fi sëriñ tariyaax bu fi toog damay faj feebaru poqotaan damay faj feebar doo dégg mu ko sëriñ tariyaax bu fi toog nee la man psychologue la mën naa dimbale ay nit ñu am problème ci seen couple. waxuma la ay affaire dagg xaatim ak yooyu de loolu beneen domaine la waaye dimbale nit ñi parce que docteur Paye mi ku lire lettre am bi xam ne c'était une personne malade. il souffrait moo xam feebar psychiatrique la yor moo xam ban façon feebar la yor mais il souffrait de quelque chose parce que li mu def nit ku normal kuy jouir de tous ses sens du ko def même bu fekkee pour punir la dame la nit ku normal du def loolu. léegi lan moo nekkoon taxawaay bi société bi waroon na am vis-à-vis ci moom ba du mën a yegg ci fii mu yegg waaye ñeneen docteur Paye yi ñiy dund la même chose te defaguñ loolu nan la société bi war a taxawee pour éviter loolu. bu leen foog ne docteur Paye la moom kenn rek dem na de y a des milliers et des milliers d'hommes yoo xamante ne tey jii capable nañ def la même chose parce que ñi ngi dund pire que situation bi docteur Paye di dund. te am na ñoo xamante ne sax xëy na jëf ji mën na leen a jox inspiration pour ñu dem def la même chose. am na ñoo xam ne jëf ji mën na leen a jox inspiration pour ñu dem def la même chose parce que xëy na ñu ngi doon dund métit ak coono boo xamante ne xamuñ woon naka la ñuy def pour génn ci léegi gis nañ benn exemple boo xamante ne mën nañ cee roy. léegi comment faire pour barrer cela. docteur bi yaakaar naa bu ma juumul bu dee juumuma cabinet bi mu ngi ko tuddee woon kenn ci kilifa diine yi ci Sénégal donc il était pas un chrétien. Il n'était pas un salafiste wahhabite, il était un musulman, il était un soufi boo xamante ne ci benn ci këru diine yi ci Sénégal la bokkoon. léegi ci biir lettre am bi yaa ngi gis am na fu muy wax jabaram ji naan ko yaa ngi fàttaliku jour tel bi nga demee ci benn cérémonie religieuse tudd cérémonie bi tel te tàggu woo ma xaw ma lan ak lan. ça prouve li ma fiy wax live yi ñu passé yëpp que ne ñun ñi nga xamante ne ñoo bokk ci tariqa yi te yàlla tàggat jaamu yàlla yi ñu nosewu ci sëriñ soosu dañu am benn rôle bu important bu ñu war a jouer ci société bi pas seulement di leen dajale pour ay xadara juma wala ay daayira wala ay kuréel pas seulement di leen dajale bu waxtu joxe àddiya jotee. entre parenthèse ma def benn dichotomie xëy na wala lu tax fait de suicide yi di am problème de ménage yi di am rey sa jëkkër dagg sa awraay jëkkër dugal sa jëkkër ndox mu tàng rey sa jabar dagg sa benn cëru jabar def ko nangam def lu tax fii ci Sénégal en tout cas mësuñoo dégg ku def loolu di askanoo boppam ci salafiste yi wala ci wahhabiste yi lu tax loolu c'est juste une question nag du ne dama leen di seetal ne ñoom dañoo baax
mais pourquoi yu mel noonu mësuta am wala bokk pourcentage bi man en tout cas mosuma koo dégg que ne am na jigéen ju soode jëkkëram wala am na jëkkër ju rey jabaram wala am na jëkkër ju suicidé wu wala am na jabar ju suicidé wu à cause de son ménage nga fekk ne kooku ci école salafite wahhabite bi la bokk. saay boo gisee lu mel noonu boo ko luññatee ba ci biir di nga gis ne kenn ci kilifa diine Sénégal yi lay mbubboo. bi ma ko xalaatee ça m'a vraiment interpellé ma xam ne la responsabilité elle est très large et elle est très grande te am na lu ñu war a taxawaat jàngataat ko mooy gis nga salafiste yi ak li ñuy yées yëpp man ku ma xam-xam na ne duma leen faral duma leen kii ku ma xam-xam na sama position ci ñoom mais loo bañ lëg da nga koy nangul gudd nopp mooy ku dugg ci ñoom dina am benn type de relation bu ñuy jéem a former diggante taalibe bi ak ki muy ooyee oustaz bi wala yaa cheikh bi wala cheikh na docteur bi boo xamante ne dana ko permettre minimum muy am benn suivi ci diineem moo xam ci wàllu jàngam moo xam ci wàllu accoutrement am ainsi de suite minimum. tey jii benn Mor Kébé wala benn Ahmed Lo bu benn taalibe ñëwee ci moom dina fexe minimum balaa quelques mois taalibe boobu bu dee jigéen la woon nga gis solinam changé bu dee góor la woon nga gis solinam changé mais bu solinam changé itam di nga gis mu commencé dina xam benn Bukhari dina xam benn Muslim dina xam benn Ibnu Hajar ainsi de suite mais ñun ñi bokk ci tariqa yi di mbubboo tariqa yi da ngay gis benn Cheikh Baye bu ñëw ne la man murid laa wala man tijaan laa wala man xaadir laa wala man laayeen laa dina dund 50 ans ci tariqa bi mu nekk salaatul fatihi bu baax mënu koo tari fatihatul kitaab bu baax bu koy tari dafay lox 50 ans lu waral loolu est-ce que suñu responsabilité engagé wul ñun ñi bokk ci tariqa yi pour ñu xoolaat type de relation bi ñuy am ak suñuy taalibe ñi nga xamante ne ñoom ñooy former société bi sa taalibe bu jigéen bi sa taalibe bu góor bi sa taalibe commerçant bi sa taalibe politicien bi sa taalibe baykat bi ndax sa taalibe bi sa relation ak moom dafa war a nekk rek bu gàmmu jotee wala bu màggal jotee mu indi addiyam wala mu ñëw teewal la wala boo amee conférence mu organiser wu ñëw def ay hôtesse ñëw toog nga xamante ne am na benn soxna rugi buy dem daayira chaque jeudi di bu ñuy zikkar muy daanu di xaal yàlla xam na ne boo ko laajoon lan mooy charti tariqa tijaan bi mu bokk noonu ba ci dem daayira mënu la koo wax te chaque jeudi moo fay jiitu kooku noonu maa ngi jégalu ci tur bu ma tudd bu fekkee borom moom du ko kii kooku noonu bu duggee ci ménage am fa yenn problème yi sëriñ bi accessibleul sëriñ bi boo fa demee da ngay ran ñi naan la sëriñ bi daa tëj ak sëriñ bi daa jàpp ak sëriñ bi dafa nàngam ak sëriñ bi dafa dugg xalwa dina toog 10 ans yoo xamante ne bu gisee sëriñ bi rek da koo séen ci biir mbooloo yi commencé rëj-rëjloo nay kontaan moom gis na sëriñ bi fi mu toll nii texe na sëriñ bi lan la am ak moom mooy bu ñëwee taalibe yi kii mu tàllal tëfli leen benn faatiya dem yoonam waxuma la sëriñ yi nga xamante ne sax nag ñoom dañuy toog 1 an la leen seen taalibe di gis par benn yoon par at mais taalibe boobu bu amee problème mën na suicider wu mën na rey jëkkëram mën na rey doomam mën na rey boppam mën na rey jabaram parce que suivi psychologique et religieuse bi nga xamante ne moom la ko sëriñ bi waroon na apporter te psychologie bi gën a dëgër nag maanaam psychologie bi gën a wóor mooy diine jàngalin bi gën a wóor mooy diine li ko sëriñ bi waroon na apporter dafa manqué y a un vide boo xamante ne la nature en a horreur mais demal ci ibaadu yi nga xool da ngay gis benn soxna rugi boo xamante ne fii la nekkoon barki démb wala benn béya boo xamante ne fii la nekkoon di sol ay jumbax aawut ak di def yu kenn xamul il suffit que mu gëm cheikh na diwtoor Ahmed Lo rek
commencé muuru commencé naan la xaraam bidaa sunna minimum chaque jour dana wax ak Mor Kébé wala dana wax ak Ahmed Lo wala dana déglu Omar Sall. te boo leen dégloo lu mu bon même bu fekkee ci niveau bi gën a suufee la ñuy waxee danañ la wax les BAB mais ñi nga xamante ne ñooy wax ne ñoom ci niveau bi gën a kawee la ñuy waxee ñoom soo leen dégloo ay waxu dof ay waxu gént lañ lay wax. da ngay toog ak taalibe bi au lieu que nga jàngal ko farataay njàppam farataay julleem histoire diineem mu xam yónnentam xam ay nit ñu baaxam xam diineem li war nga toog naan ko bi pays yàlla bi nangam juróomi pays yeeg 50 000 pays yi juróomi junne jinne yi 50 milliards rawxaan yi kooku qu'est-ce qu'il va comprendre at the end of the day qu'est-ce qu'il va comprendre du comprendre dara dem na rek barkeelu na xaal na daanu na mais bu amee problème moo koy mën a yóbbee mu def li mel ni docteur Fala def. wax leen ma benn cabinet wala benn société boo xamante ne docteur Ahmed Lo lañ ko tuddee wala Cheikh Islam Ibn Taymiyya lañ ko tuddee jëf ju mel ni jëfu docteur Fala bi am fa. donc ñun nañu xoolaat suñu bopp sëñ Mountakha joxe na exemple bi mu ngi tabax université suñu sëriñ si nga xamante ne mat nañu exemple ñoom Cheikh Mahi Cissé ak yeneen sëriñ si nga xamante ne ñoom sëñ Maodo si chaque jour ñi ngi ak seen taalibe yi nañu jéem a lawal loolu parce que bu dul loolu 50 000 cas de suicide yi fii am ci cause bu mu mënti doon da ngay gis ne tijaan lay wuyoo wala murid lay wuyoo wala xaadir lay wuyoo te loolu suñu responsabilité la ñun pour ñu jàngal leen diine ji ci jàngaleen bi war boo toogee ci télé bi yaa ngi askanoo këru diine sàngam wala tarixa sàngam ngal la fexeel balaa ngay nettali nit ñi ay gént ak ay hadis yu wékul ak ay waxu dof nga wax leen lu leer loo xamante ne dana jege seen dund quotidien loolu benn la. ñaareel bi mooy sëy yi di am ci Sénégal jamono ji nga xamante ne ndaw si nga xamante ne mooy ut jëkkër li koy motiver pour mu am jëkkër wala mu ut jëkkër mooy ne xaritam sàngam takk nañ ko cousinam sàngam takk nañ ko maanaam duggatul ci sëy parce que dafa jauger responsabilité bi mu bëgg ci dundam ak avenir bi mu bëgg a tabax waaye dafay dugg ci sëy parce que gis na sañse bi kii sañse ak fête bi jëkkër kii defal kii ak fii ñi defee seen mariage ak fii ñi defee seen lune de miel moom tamit loolu poussé ko mu ne coûte que coûte par A plus B war naa mën a am jëkkër balaa at mi di jeex wala balaa weer bi di jeex mu jaral ko lépp bu duggee ci sëy bi def événement yooyu noonu yëpp dem lune de miel dem photo wu dem kii def ay carte invitation biling 3 mois ñu ne sëy tas na 2 mois ñu ne sëy bi am na problème ñu ngay dóorantee daal kii mu ngi yenn cunwaar kii mu ngi yenn cet bi. Encore une fois je prends pas la défense des ibaadu man ñëpp xam nañ sama position ci ñoom damay wax à équidistance et c'est juste une analyse boo xamante ne sama bopp laa ko commencé man en tout cas man a'uuzu billahi min kalimati ana dama gëm ne taalibe bu ma jox boppam wala nit ku ñëw ci man ne ma yàlla la bëgg a ànd ak man dinaa fexe minimum ma jege ko jegin boo xamante ne suivi psychologique suivi culturel suivi religieuse bi war ci moom dina ko am ba du dem di suicidé wu waaye du ma nekk di tëju 5 ans yu nekk taalibe bi benn yoon la ma ciy gis wala bu may gis rek daa fekk ne dafa ñëw pour indil ma àddiya taalibe bi indi àddiya bi moom laay recevoir taalibe bi indiwul àddiya bi mën naa yendu sama buntu kër du ma gis ñu naa ko sëriñ bi dafa tëj sëriñ bi dafay nelaw ay sëriñ bi dafa jël garab waaye ku indi àddiya moom automatiquement bëkk néegi dugal ko même bu fekkee 3 heures du matin la loolu lu ñu war a xoolaat la. alors je disais façon bi sëy bi di amee Masamba mi wala Mademba mi dafay dugg ci sëy parce que gis na ne xaritam nangam takk na jabar xaritam sàngam takk na jabar donc yow tamit da ngaa war a takk jabar waaye duggoo ci sëy parce que yow ku góor ki jaugé nga ne fi mu toll ni toll nga foo xamante ne war ngaa fonder famille war ngaa am njaboot waaye tamit war ngaa takk ki nga xamante ne moom nga bëgg te mën nga gis nga ne mën nga muñ ay défaut mën nga apprécier ay qualité
mais da ngay dugg ci sëy parce que gis nga xale bu jigéen bi mu neex la formam neex la, wala gis nga xale bu jigéen bi mu rafet, wala mu am alal, wala mu bokk ci famille bu am alal, nga ne xaaral nga dugg ci. boo ci duggee ñaari fan ñett après voilà ngeen commencé dóorante ay xeer. loolu mooy ñaareelu aspect bi. ñetteel bi mooy dinaa essayer rapidement pour ñu mën a jàll ci article Mawlana Ahmed Khalifa bi. ñetteel bi mooy effet réseaux sociaux yi ak guerre culturelle bi nga xamante ne Occident, influence culturelle boo xamante ne Occident am na ko ci suñu réew yi. mooy am na koo xamante ne bu njëkk ba bu nekkee ci sëy, bu ñu amee problème dañuy dem seeti kilifa ya, chef de village bi, mbokk yi, tante yi, nijaay yi. mais tey da ngay dégg sa jabar sax naan la balaa nga koy takk man sëyalu ma say famille, yow laay sëyal. donc automatiquement bu ngeen sëyee vous faites un barrage sa diggante ak sa famille ak sa diggante ak famille moom. ngeen dem jël seen appartement dëkk yéen ñaar. tante du ñëw, nijaay du ñëw, yaay du ñëw, mag du ñëw, rakk du ñëw. yéen ak seen bon te bon bi dafay wàcc yi des ngeen des fa yéen ñaar. bu ngeen nekkee ci environnement boobu psychologiquement di ngeen toll foo xamante ne yenn problème yi bu ngeen ko amee balaa ngeen di dem di seeti mbokk yi dóorante ngeen ba tojantey bopp. or que bu njëkk ba loolu amul woon, da nga daan indi sa soxna ci kër famille bi. bon je dis pas que dañoo war a dem yóbbu suñu soxna yi ci kër famille, mais dañuy def rek comparaison diggante dund bu njëkk bi amoon ak dund léegi bi. da nga daan indi sa jabar ci kër famille bi, bu ñuy añ ñi teg ñëpp bokk ca boolu añ ba, ca la ñuy waxtaanee mu nekk genre assemblée, ca la ñuy waxee lay métti, ca la ñuy café, ca la ñuy reewee. bu ñuy reer ñu teg ñëpp bokk. bu ñu amee problème kenn ku nekk dem seeti kilifa gu la doy, ñaari parti seen kilifa yi dajee ñu waxtaan, problème bi lijjantiku. bu dul loolu ci société yi nga xamante ne ñoo moderne te di dox ci doxin bi war, nga am ay psychologue yoo xamante ne nii psychologue de ménage la, psychologue de couple la. da ngay am sa problème, wala sax même bu ngeen amul yenn problème yu grave yi, dund nga ak sa jabar 1 an 2 ans 6 mois, ngeen ànd yéen ñaari dem ci benn psychologue toog comme ni ngay demee di seeti sa gynéco bi, wala comme ni ngay demee di seeti sa médecin. damaa nekk ak sama partenaire, dañoo am problème tel et tel, dañoo bëggoon ngeen conseil ñu ci tel et tel. tey jii boo bëggoon a ubbi société di ngay demee seeti notaire mu jox la conseil ci nangam ak nangam, dem seeti benn avocat, dem seeti nangam. noonu dafa am société yoo xamante ne foofu lañ tollu léegi, te ñun suñu société bi war nañoo fexe ñu dox ci loolu. balaa ngay dem ci sëriñ tariyaax bi naan ko man de damaa bëgg a dugg ci sëy, seetal ma listixaaral ma. balaa ngay dem ci sëriñ tariyaax bi naan ko damaa dugg ci sëy commencé am problème, seetal ma ba xam nekkuñ di ma dëddaleeg sama jëkkër. fexeel nga dem seeti psychologue ba pare. moo tax ma ne ay psychologue la ñu gën a soxla ka ay sëriñ tariyaax yuy teg ay leket di kii ay kii. léegi phénomène boobu am ci éloignement boobu nga xamante ne bokk na ci li tax couple yu bëree bëri léegi couple lañu à 2, mais nekkatuñu couple boo xamante ne dafay boole ñaari famille, mais ñaari nit kese ñooy ànd ak seen manqué kenn ku nekk ak désiram, kenn ku nekk ak ay kiyam. bu kenn satisfairul kenn ki rek éclatement am. boo liiree ci lettre docteur Paye bi da ngay gis muy bind naan soxna si jour sàngam bi nga bëggee dem Tunisie wax ma nangam ak nangam. lan mooy relation bi ak réseaux sociaux yi ñuy dund. tey jii da ngay nekk ak sa soxna wala sa partenaire ngeen toog mu dugg ci réseaux sociaux yi gis benn xaritam bu mu xamoon, wala mu gis benn mbokk wala benn nit sax boo xam ne xëy na xamu ko, muy dund benn vie de rêve boo xamante ne nii moom bëgg naa dund loolu. automatiquement mu commencé la teg pression que ne par la force bëgg na lu mel noonu. boo ko defalul mu indi problème sa couple yow ak moom. man am na ku ma ci xam koo xamante ne loolu a fay yàq mariage am digganteem ak soxnaam. nee na ma soxna si dafa tëdd ñu añ ba pare ni toog di waxtaan, soxna si téye téléphone am di xool ay statut, xaw ma Instagram la waxoon, mu gis benn xaritam bu mu xamoon tukki na, mu ngi Dubaï pour dem jëndi marchandise. nee na léegi moom automatiquement mu ne ko
damaa bëgg a tukki man tamit pour jënd ay marchandises mu ne ko mais man awma xaalis actuellement bis bu yàlla indee incha allah di nga ko def. loolu gàntal googu noonu ak envie de tukki boobu mu gis parce que gis na xaritam bu mu xam mu def ko loolu indi problème ci seen couple bi ba -5 ñu tas. gis ngeen réseaux sociaux yi li fiy xew yépp duwul dëgg à 99%. am na benn ancien fonctionnaire xawma employé wu Facebook bu génn fan yi di def ay révélation ba congrès américain bi déglu woon na ko. bokk na ci yi muy wax mooy naka la Facebook di alimenter haine ak di joxe nit ñi benn façon dund boo xamante ne ni mooy indi problème yu bëree bëri ci àdduna. da ngay dugg ci Instagram gis koo xamante ne dans la vie réelle xëy na buñ ko tegalee boolu añam bi du ko filmer dugal ko du ko snap mais bu demee ci restaurant ñu tegal ko commande am mu snap ko dugal. bu toogee këram jàmm rek di xew du snap dara mais il suffit mu génn dem ci benn hôtel wala ci benn restaurant wala ci benn place bu rafet léeg-léeg sax ca toilette ya lay dem snap wane na fi mu toll nii environnement bi mu nekk wuti na ak fa mu nekkoon. maanaam luy waral loolu ak ban travail psychologique lay def ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy gis bokk na ci liy transformer suñu société yi, bokk na ci liy transformer suñu gisin ak suñu jàngat ak suñu jàngat ci mbir yu bëree bëri yoo xam ne duñ ciy bàyyi xel petit à petit. da ngay toog gis benn Omar Thiam ci Instagram mu dugal ay photo nekk ci benn yacht wala nekk ci avion wala nangam automatiquement nga am envie yow tamit nekk ci loolu. boo moytuwul dana la jaral jaay sa ngor, boo moytuwul dana la jaral jaay sa dignité, jaay sa diine, boo moytuwul dana la jaral dugg ci loo warta dugg pour am vie de rêve boobu nga xamante ne xëy na boo doylu woon ci li la yàlla may, doylu ci station bu la yàlla teg, doo dugg ci problème yooyu noonu. gis benn jigéen bu ànd ak jëkkëram lune de miel ñu nekk Chypre wala ñu nekk Côte d'Azur wala ñu nekk Dubaï, automatiquement yow tamit nga ne da ngay am kii boobu kut ko kut bëgg ngaa dem ci île Floride wala Miami, commencé dugg ci lu ko jarut, commencé am problème ak koo warutoon na am ak problème ba mu yàqal la loo xamante ne boo ko conservé woon mën na laa jëriñ. donc pour solution ñu gën a bàyyi xel ci utilisation réseaux sociaux yi, waaye suñuy diggante itamit ak suñuy partenaire ñu bañ ko basé ci imagination bi ñuy am ci vie de rêve yi ñuy gis ci nit ñi ci réseaux sociaux yi. parce que xëy na ki ngay gis mu toog ci benn hôtel Dubaï snabal la ko, kooku bu la wanoon këram boo moytuwut yaa ko tenee situation téeméeri junne yoon nga waroon ko sante yàlla. ñeenteel bi mooy jigéen joo xamante ne moom jàpp na ne pour mu am jëkkër, te loolu du jigéen ñi sax léegi ba góor ñi dañ koy def, jàpp na ne pour mu am jëkkër il faut mu wane toutes les parties de son corps ci biti, lu dul allahuma xëy na partie intime, waaye dina sol lu bon, dina sol lu sexy, dina filmer fu nekk, di ngalañu di def yu kenn xamul, chaque jour mu dugal 50 statut, dana dugal Snap, dana dugal WhatsApp, dana dugal Facebook, dana dugal Instagram. lépp pour lan? bëgg ñu ne ko yaa ngi taaru, yaa ngi rafet, yaa ngi nangam, di am ay appréciation, di am ay j'aime. yaakaar naa nit ku toll foofu war naa xoolaat boppam. bu demoon ci psychologue mu wax ko ne ko xëy na am na vice bu commencé dévisser wu, parce que soxla woo di nekk narcissique ci sa bopp à ce point pour bëgg a attirer le regard sur toi, bëgg a attirer les gens sur toi. waaye soxla woo itam di tricher. gis koo xamante ne moom bu nekkee ci réseau yi sax ci la dàq tricher, di dugal ay jàng alxuraan, di dugal ay kaalawu, di dugal ay waaraate, te fekk dans la vie réelle moo gën a bon Ismaïla Yacine. soxla woo loolu. am na koo xamante ne moom jàpp na ne bu xëyee te dugalut statut, dugalut photom, dugalut vidéo am rek jour boobu existé wut. léegi naka la doon existé balaa réseaux sociaux yooyu di am? donc on a un problème boo xamante ne kenn ku nekk ci ñun war na koo travailler waat ci boppam. foofu nag la cheminement spirituel u doomi aadama di amee solo, ba nga xamante ne but ultime bi nga xamante ne moo taxoon na jug tasawuf mooy muccal ko ci
gàkk-gàkk yooyu noonu yépp, gàkk-gàkk bakkan, gàkk-gàkk xol, gàkk-gàkk ruuxu, ba nga xamante ne yenn yi du ci dugg mukk. dafa am benn waay bu ma dégg benn jour mu wax ju reelu, mais wax ji xam-xam la. mu ne da ngay toog di xalaat am 1000 j'aime 1000 like ci sa benn photo boo dugal. mu ne moment bi ngay lijjanti 1000 like yooyu, man am naa $1000 dugal sama poche. nga def benn vidéo di xalaat pour am ci 200,000 vues, man ma def benn job xalaat ci pour gagner ci $200,000. foofu la dund bi tollu tey. da ngay gis koo xamante ne nii chaque jour bu dugalee photom chaque minute mu ngi xool ñaata like moo ci yokk. loolu nag nañ ma jéggal, mais suñu mbokku jigéen ñi ñoom ñoo ko dàq ñoom. chaque jour mu ngi xool ñaata nit ñooy xool statut am, chaque jour mu ngi dugal statut pour am ñaata nit ñoo ko apprécier. te fekk moment boobu mu dugal statut am noonu bu connexion jeexee boobu moytu bu ko lijjantiwul du amaat connexion. kooku au lieu mu toog di perte temps ci loolu, mu jéem a góorgóorlu jàng, wala mu jéem a góorgóorlu liggéey, wala mu jéem a góorgóorlu baax ba yàlla indil ko la mu ko indil, moo ko gënal téeméeri junne yoon. mais elle le fait pas parce que réseaux sociaux yi beneen monde la boo xamante ne ganesi na ko, bokkut ak monde réel bi mu doon dund, te moom bëgg naa imprégné wu ci monde boobu par A plus B. léegi lépp lu monde boobu laaj daf koy jéem a def. et pourtant ñi defar réseau yooyu noonu wala ñi leen moom, boo xoolee Mark Zuckerberg, boo xoolee ñoom ñeneen ñi moom réseau yi, doo gis seen doom yi ñuy def loolu. ñoom ci seen jëmmi bopp doo leen gis ñuy def loolu. léegi pourquoi yow mi nga xamante ne nag doowoo ci dara lu du fekkee ma ci boole, yow nga bëgg a transformer sa vie ci loolu. alors juróomeel bi mooy ginnaaw suivi psychologique boobu nga xam ne couple yi war nañ di ko am, ak temps bu bëri baaxul. wallaay am jot musiba la. te malheureusement, entre parenthèses, Bintu Fall li nga wax dëgg la, malheureusement fi mu toll nii jigéen ñi comme góor ñi 80% ci nit ñi amatuñu jot toog kii livre di lire wala ubbi benn roman wala ubbi alxuraan jàng. ils préfèrent passer leur temps ci clubhouse wala ci bëccëg suba ak ngoon guddeeg bëccëg. ils préfèrent ça plutôt que téye benn livre lire 50 pages yu bees yoo xam ne xamuñu ko woon. alors on va faire vite parce que ci téléphone bi mu ngi waaj a déchargé wu. temps yi téléphone mu njogaan laa yor quoi. ils préfèrent loolu plutôt que toog lire loo xamante ne dina leen yokk xam-xam. dem na ba nga xamante ne sax ki ciy am jotu lire ci ñoom ay Wattpad lay lire nga xam ne ay histoire yu du dëgg sax lañ fay dugal généralement. au lieu que mu lire benn article bu instructif, au lieu que mu lire benn télécharger benn livre PDF lire ko, amul jot bi. La personne préfère nekk ci ay groupe Facebook, nekk ci ay commentaires, dugg dina passer 1 heure de temps ci ay commentaires di lire ba nga xamante ne loolu dana ko sóorile ak partenaire bi mu doon dund ak ci ménage am. sa jëkkër dafay toog soxla la, yow nga toog téye sa commentaire yi léegi di lire commentaire yi di reetaan tontu kii fii commenté fii léeg-léeg ba li nga teg ci kaw gaz bi muy waaj a xam. waaye yow jëkkër ji itam da ngay toog sa jabar nga war a waxtaan ak moom, doo ko def, da ngay toog téye sa téléphone dugg fii naan damay déglu lii damay seetaan lii ba li nga xamante ne moom la waroon a am ci sa xàq ci attention amatu ko ci yow. mu nekk luy jur problème yu bari yoo xam ne warees na ko moytu bu ñu bañee genre jëf ju mel nii di amaat. te tamit ñu jéem a góorgóorlu suñu état bi ak suñu kilifa diine yi ñu jàppale ñu ci accompagner nit ñi. ndax sëy du ay millions yu bari kese, sëy duut ay 4x4 kese, sëy duut réception bu neex kese ci benn hôtel de luxe wala benn sëy duwul lune de miel bu neex kese. jigéen itam takkoo ko rek parce que dafa am forme bu rafet wala dafa mignon wala nangam. yow góor gi itam waroo jaay sa bopp ci jigéen ñi pour ñu nob la di attiré wu ci yow parce que da ngaa am ay muscle da ngaa nangam. sëy ay valeur la yoo xamante ne nii moom mooy fondé société yi. te moo tax waxkat bi waxoon ne innamal umamul axlaaqu ma baqiyat wa in humu zahabat axlaaquhum zahabu. communauté yëpp dañuy tënku ci ay valeur yoo xamante ne valeur yooyu tant que ñu ngi des nit ñaa ngi des di nekk ay nit. bu valeur yooyu demee même bu fa ay jëmmi doomi aadama nekkee nit nekkatu fa.
bant buy dox moo la tene mooy waral ngay mën a mbéj sa jëkkër, ngay mën a yëkkati loxo jëmee ci sa jabar, ngay mën a dóor say doom, ngay mën a saaga sa jabar, ngay mën a saaga sa jëkkër, nga di ko manqué respect et tout. suñu mbokki jigéen ñi itam ci jamono ji am na ci ñoo xamante ne ci ñoom pour des raisons ou des autres ay revendications féministes, revendication nangam ak nangam, elle préfère di diir mbagg seen borom kër yi façon diir mbagg boo xamante ne généralement ñoom ñoo leen di provoquer, ñoo leen di tooñ. dédouanewu ma góor ñëpp waaye tamit du ñu dédouane jigéen ñëpp. am na ci jigéen ñoo xamante ne elles font vivre l'enfer à leur époux. bu taxutoon nag muñ, bu taxutoon nag nangam ko noonu lu bare làmbaay ñaaw na. ala ayati xaal docteur Falla mi payi li muy dund 50 millions yi nit ñu ngi koy dund ci àdduna bi, des milliers et des milliers de personnes voire des millions ñu ngi koy dund fii ci Sénégal, te dañoo war di ci wax tous les jours. bàyyi di ñu nettali ay yonentu bi daan na fóon jëkkëram astafurlah, yonentu bi daan na fóon jabaram fekk mu ngi ci koor, yonentu bi daan na nangam soxna Aïcha nangam boo xoolee sa jabar mu ree am nga yool am. ñi bàyyi discours yu anachronique yooyu, bàyyi waxu caaxaan yooyu noonu, te wax nit ñi les plus essentiels ci li nga xamante ne moo war a am ci seen couple yi. tey tamit ñu xam ne yonentu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon na ne sëy bi gën a barkeel mooy sëy bi gën a néew lañ ci dépensé. sëy bi gën a néew liñ ci dépensé, waaye nekk ci dajale sa àdduna yépp pour def ko ci benn jour de mariage, boo xëyee di ndekkee som bi yow ak sa partenaire bi, dara jaru ko ci kaw suuf. loolu benn la, xam naa temps bi mu ngi dem, dama résumer le maximum possible, mais li ñu waroon wax ci sujet bi ëppoon na lii. peut-être du ñàkk un jour à l'autre mën nañ ci dellu si waat. Mawlana Ahmed Khalifa Niass hafizahullah, gis naa benn article bu mu bind semaine ba la ñu génn, ñu bëree bëri interpellé nañ ma ci, je l'ai lu, waaye am na yu bëree bëri yu ma ci interpellé yoo xamante ne war nañ cee wax. bon xëy na pour ñu ko jotut a lire, article bi c'est axé sur yaakaar naa 4 à 5 points qui sont comme suit. Premièrement, am na lu bëree bëri lu ma ci d'accord ak moom, am na loo xamante ne xëy na mën naa ci bañ a d'accord ak moom. Ahmed Khalifa boroom xam-xam la, ak lu ko nit mën a waxal boroom xam-xam la. article bi dafa axé wu premièrement ci origine salafisme, deuxièmement ci différence entre salafisme ak Ibaadu Rahman ak seeni obédience, troisièmement ci politique gu salafiste yi ak fabrication wu hadis yi nga xamante ne ñu ngi koy sukkandikoo, quatrièmement ci politique contemporaine bi nga xamante ne MBS ak royaume d'Arabie Saoudite ñu ngi koy teg, cinquièmement revirement de situation bi nga xamante ne moom moo am ci discours Ahmed Lo bi. bon gis naa ko am commentaire bu am solo que ne sëy yi léegi sexualité ak luxe la. c'est malheureusement la triste réalité qu'on vit actuellement. maanaam da ngay gis jigéen ñi bëgg a dugg ci moom fekk li lay dugal ci moom yëpp xemmeem kese la. kooku boo ko amee ñaari weer ñett mu sàppi la nga bàyyi ko. da ngay gis góor gi bëgg a dugg ci moom fekk li lay dugal ci moom yëpp xemmeem kese la. wala xëy na luxe kese la parce que riche bi mu riche la, bëgg ngaa lekk xaalisam, bëgg ngaa am ci moom nangam ak nangam boo paree kii. alors en tout cas mbiram sëy moom yaakaar naa désormais il faut ñu di ci wax, et ñi di ci wax ci beneen anam bu bokkut ak toog di leen nettali ay gént ak ay nelaw ak nangam. parce que suñu société bi mu ngi dund lu méttee métti, te ñun ñëpp nous sommes appelés ci ñi bëgg lu baax en tout cas à fonder des foyers, am ay njaboot yoo xamante ne nii bëgg nañ leen a yar ci yarin bu baax. waxuma yar leen ci ay këpp-këppal kese bu yem foofu diine benn ensemble la boo xamante ne ni dafay làmboolu bare te ñun war nañ cee góorgóorlu ba xamal ko suñu bopp, xamal ko suñuy njaboot yooyu. léegi article Ahmed Lo bi pour ñu daaneel, je sais pas fan la temps bi tollu sax man, 50 minutes déjà. am na ay mbokk yu may ñaan que ne na live yi di gàtt, maa ngi leen di wax ne man maa leen gën a bëgg mu gàtt. su ma sañoon du ma wax lu ëpp 40 minutes wala 45 minutes, mais des fois temps bi ak wax ji sujet bi moo koy laaj. mais xam ngeen ne kenn ci yéen fayut ma, kon su ma toogee di wax 2 heures de temps, su ma sañoon mu gën a gàtt loolu wax dëgg yàlla, ndax li des ci temps bi am na leneen lu ma ko mën a defee. kon jarul di ñaan pour mu gàtt, maa la ko gën a bëgg wala maa leen ko gën a bëgg yéen ñi koy ñaan. ala yetti xaal
Ahmed Lo kii kon Ahmed Khalifa Niass première bi ma xaw a uutee ak moom ci article bi mooy dafa wax ne le salafisme en tant que courant islamique et idée écrite à ses pères fondateurs, notamment Ibn Taymiyyah. Bon, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et plus tard Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Live bi passé wax naa fi ne képp ku bëgg a tënk salafisme ci Ibn Taymiyyah kese bu guddee ba gudd Ibn Taymiyyah ça veut dire que da ngaa analyser mbir mi ci anam bu gàtt. salafisme gën na yaatu Ibn Taymiyyah, salafisme gën na yaatu Ibn al-Qayyim, salafisme gën na yaatu Mohammed Ibn Abdul Wahhab di dem. bu fekkee nag danga ne comme personne wala figure yi nga xamante ne ñoom la salafiste yi di gën a utiliser les figures de premier plan laa dinaa d'accord que ne Ibn Taymiyyah bokk na ci wala moom la ak ñeneen ñu topp ci moom. maa ngi jéggalu ci commentaire yi ma mënta lire bu ma ci kii daf may déconcentré moo tax mais salafisme dëgg-dëgg live bi passé wax naa la fi ne ca jamono yonent bi la sosoo parce que dafa am ci fondement yoo xamante ne ci la salafisme tege mooy même bu fi Ibn Taymiyyah jugee dinañ am yeneen circuit yu ñuy jaar. nan ngay def ak ku mel ni Barbahari, nan ngay def ak ku mel ni Abu Ya'la al-Qadi Abu Ya'la ak doomam ji Abu Ya'la ibn al-Farra, nan ngay def ak ku mel ni Hanabila Baghdad yi nga xamante ne ñoo juróon li ñuy tuddee fitnatul Hanabila, nan ngay def ak ku mel ni ñoom Ibnu Zaruni, waaye au plus haut lan ngay def ak Banu Umayya. salafisme Banu Umayya la, salafisme Banu Umayya la. te dina feeñ ci deuxième partie bi nga xamante ne Ahmed Khalifa wax na ci mooy ci wàllu hadith yi que ne on avait à peine 500 hadith yu ñu war a authentifier tey jii on a des milliers de hadith et Albani foofu la kiyee mook benn base nangam ak nangam. Bon côté boobu Ahmed Khalifa am na ci part de raison mooy bi fi yonent bi jugee te wax ji mu ngi ci muqaddima tazkiratul xufaaz wala ci tarjama Seydina Babacar ci tazkiratul xufaaz bu Zahabi. bi fi yonent bi jugee dañu wax ne Seydina Babacar dafa wax ne nañ ko dajaleel xadiisu yonent bi ñu dajale on avait à peine 500, autour de 500. benn jour mu toog ba guddi mu ne Sayyidatuna Aïcha ana xadiis yooyu ñu bindoon mu ne ko mu ngi nii mu ne ko indi ko mu indi mu daal di taal safara lakk leen ba ñu jeex. mu ne ko lu tax nga di leen lakk mu ne ko damay ragal ne am na luñ ci sosal yonent bi loo xam ne waxu ko ëllëg yawmal xiyaam ma gàddu responsabilité bi. wax ji lu am la mu ngi ci tazkiratul xufaaz bu Zahabi. waaye Ahmed Khalifa am na raison itam ci processus de fabrication de hadith bi am. loolu ku ma yàgg a dégg yàgg naa ko wax a'uuzu billahi min kalimati ana mooy y avait benn usine de fabrication de hadith boo xamante ne mu ngi commencé ca Banu Umayya wala la leen jiitu ci Banu Umayya wala la leen jiitu parce que mbir mi gën naa sori loolu. Abdullahi ibn Omar am na benn wax ju muy wax que ne am na ñoo xamante ne dañ daan wottandiku fen ci jamono yónnentu ndax dañuy ragal wax yu wàcc weeje leen. wax jooju mafhumul mantuq bi mooy lan mooy ne kon am na ñu daan fen wax yu di wàcc di leen weeje loolu mooy mafhumul mantuq bi. kon ndeke depuis ci jamono yónnentu am na ñuy fenal yónnentu bi di ko askan ay wax yu mu waxut. bu leen fàtte Musaylamatul Kazzab bi mu demee di woote ne yónnentu bi moo ko wax ne moom yónnentu yàlla la moom itamit dafa am ay nit ñu mu àndaloon ñi attesté loolu ne ñoom ñoo ko témoin ñoo ko fekkee. bokk na ci ñooñu ku tudd Rajjal ibnu Unfuwat al-Hanafi. Rajjal ibnu Unfuwa mi entre guillemets ci ñi ñuy wax saxaaba la bokkoon di leen ko dafa murtad ginnaaw gi te moom moo dem wax waa Banu Hanifa ne leen seede naa ne yonentu bi wax na ne Musaylama yonentu la. lii naka nga koy tuddee boo ko tuddeewul fen. kon ndeke depuis ci jamono yonentu bi am na ñu daan fenal yonentu bi am na ñu daan fabriqué ay hadis teg loolu Ahmed Khalifa foofu am na fa dëgg. waaye tamit am na dëgg ci ne li ñuy tuddee ahlu sunnati wal jamaa bi nga xamante ne moom la salafis yi di affilié waxuma ahlu sunna dëgg-dëgg bi
je dis bien waxuma ahlu sunna dëgg-dëgg bi li ñuy tuddee laa wax ahlu sunnati wal jamaa bi salafiste yi di affilié wu dafa basé wu à 90% ci ay xadiisu fen yoo xam ne yonent bi yëgul tiinul te loolu ki leen ci doon dimbale dëgg ki nga xamante ne moo nekkoon père fondateur bi mooy Muawiya ibn Abi Sufyan bu ñu ubbee parenthèse boobu mën naa laa indil des milliers et des milliers d'exemples yoo xamante ne nit ki dafay fabriquer xadis ñëw indi ñu fay ko yonent bi wax na nangam ñu jox la 10 000 dirham bokk na ci xadis yooyu ñu fabriqué yoo xamante ne mu ngi sax ci Buxaari ak Muslim yàgg naa leen ko fee wax waaye nag ndax loolu dafay wane ne 500 xadis kese ñoo amoon yaakaaruma loolu parce que minimum ñi jege woon yonentu te ñoom ñëpp amoon ay xadis ak ñi yàggoon ak moom boo calculer seen xadis yi ëpp na 500 am na nag ñoo xamante ne ñoom ci seeni xadis moom mën ngaa kitaabu ne ay fen dugg na ci moom ak ay sos jarul may tudd benn tur yenn yi wërsëgu jàngkat la waaye Ahmed Khalifa il a raison aussi ci li mu wax ne yonentu bi aaya woon na pour ñu bind xadis bon c'est vrai que yonentu bi aaya woon na ko am na benn xadis bu nekk ci saxiixu muslim la sax bu yonentu bi dax ne laa taktubu anni gayra alquran wa man kataba anni gayra alqurani falyamhu bu leen bind ci man lu dul alxuraan keneen ku bind leneen lu dul alxuraan na ko effacé mais xam nga fan la problème bi jugee mooy ginnaaw bi fi yonent bi jugewee au lieu que ñu xaar maanaam moment boobu ñuy xaar pour 100 ans après pour ñu bind xadis wala ñu bind xadis yi diggante boobu dañoo ubbi la porte aux israélites les yahuud les nasaraan yi tuuboon ñoom Kaabul Ahbar ñoom Wahab ibnul Munabbih ñoom Abdullah ibnu Salaam ñoom Tamimu ni Daari dañ leen ubbi la porte grandement ñu ñëw toog di nettali ay léeb ak lu benn suba ak ngoon guddeeg bëccëg gis nga ñooñu problème bi ñu dugal ci diine ji problème bi ñu indi ci diine ji ak ci xadis yi gënta néew yeesul problème bi waa Banu Umayya jug ci diine ji israéliyaat te moment boobu ñuy dugal israéliyaat yi di leen may temps d'antenne ñuy toog ci jumaa yonent bi di ko fa tasaare moment boobu ñu ngi aaye ku nettali xadiisu yonentu ci jamono ci kenn ci xalifa yi la jarul may tudd turam loolu tamit problème la boo xamante ne docteur Ahmed Khalifa Niass xëy na bu ko souligné woon doon na gën a enrichir article bi mooy tëj buntu wax jëlee ci yonentu waaye ubbi buntu israéliyaat yi ak nettali li nekkoon ci téere banu israéla yi ba pare di ko askan yonentu bi nag te nga xamante ne seen téere yooyu yàlla saxalal nañu ci alxuraan que ne lu ci baree bari ci téere yooyu dañ ko changé léegi nag ñooñu nga ubbi leen la porte grandement jox leen temps d'antenne jox leen micro ñi nga xamante ne ñoo jëlee ci yonentu bi ñoom directement te li ñu jëlee wér nga tëj seen làmmeñ ñi aaye leen ñu wax loolu bokk na ci lu jur problème ci diine ci ak ci téere jullit ñi bokk na itam ci li manqué loo sens bi waroon na am maanaam li rey ruuxu discours islamique bi waaye def ko mu nekk benn xottu kese boo xamante ne li ma fi wax sànq yëpp te ab jullit mën koo def yooyu moo ko waral parce que dañ lay rendre la religion ci ay futilité te dinañ ci ñëw parce que article bi am na lu mu ci wax léegi côté boobu noonu xëy na mën nañ cee jàll rapidement ndax mën nañ cee gën a yaatal lu ëpp lii waaye comme temps baa ngi sori troisième point bi Ahmed Khalifa wax na ci obédience su salafiste yi ak seen différence seen diggante ak Ibaadu Rahmaan yi nee na salafisme d'obédience saoudia lañ Arabie Saoudite la ñu am Ibaadu Rahmaan yi seen obédience dafa basé wu ci pakistanais yi bon je vais pas entrer ci question géopolitique ak géopositionnement yi nga xamante ne nit ki mën na cee jëlee obédience su diineem man su may wax damay wax ci fond wu pensée bi fond wu pensée salafisme ak fond wu pensée Ibaadu Rahmaan benn la xëy na ñii ñoo gën a tolérant ñii wala ñii ñoo gën a am maandute ñii ñoo gën a ñemee wax dëgg buñ ko gisee waaye fond wu pensée bi benn la ndax seen fond wu pensée ñoom ñëpp dañ koy puiser ci benn kii nu mu tuddati benn canal boo xamante ne nii moom mooy dellu ci rigole ba ci kaw donc fond wu pensée salafisme
même bu fekkee fi ñuy affilié woo wuutee na léegi géopolitiquement mais fond pensée bi salafisme ak Ibaadu Rahman bonnet blanc la blanc bonnet. ibaadu yi nag ñoom ñoo gën a am tolérance. Ahmed Khalifa wax na ci naka lañ duggee Sénégal ci école Al Falah ak nangam bon yooyu c'est des choses yoo xamante ne man côté bi may analyser mbir mi c'est plus profond que ça. man damay gis ca ña fabriqué hadis ya ña leen fay ñi fabriqué ko ak ña bind téere ak ña leen fay ñi bind ko. parce que am na jamono joo xamante ne boo bindee téere gis ngeen siiratu Ibnu Ishaq bi mooy si téere siira bi gën a siiw ci siira bu yonentu bi ko Ibnu Ishaq bindee daf koo yóbbul benn buur ci buuru Banul Abbas yi kooka am lu mu ko wax mu am lu baree bari lu mu defaraat ci siira bi am lu mu ci changé pour plaire buur boobu noonu man foofu laay xoolee mbir mi. donc ça veut dire que lu baree bari li mu bind wala yooyu mu changé noonu pour plaire buur boobu noonu bokkut ak réalité bi nga xamante ne moom moo doon am. léegi où se trouve la réalité loolu benn la. ñaareel bi mooy ethnie yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a affilié wu ci salafisme ak ci wahhabisme ci Sénégal. Ahmed Khalifa tudd na ci lu mel ni soninke yi ak haalpulaar yi. bon loolu moom c'est un fait boo xamante ne ñëpp a ngi koy gis waaye tamit n'empêche am na olof yi itam. donc benn mbir la boo xamante ne mënoo koo centrer rek ci benn ethnie wala ci ñaari ethnie mais ku nekk ci nekk. ñetteel bi wax na ci sikkim bu gudd bi nañ taxaw 2 à 3 minutes. wàllu sikkim yaakaar naa wax naa ci laay fii la ñu génn ci ginnaaw mais dafa bokk ci li nga xamante ne diine ak salafisme dañ koy jël di ko réyal te en réalité ci l'islam buñ ko tegee ci balance su xam-xam place bi ñu koy jox yeggut fa. je m'explique. dañ lay wax ne yar sa sikkim sunna la góor dafa war a am sikkim nga ne waaw. léegi sikkim ban place la am ci diine ndax sikkim dafa war a nekk benn ismullahil azam boo xamante ne ci ngay xàmmee waa sunna ak waa bida. bu fekkee loolu la Fidel Castro mi nga xamante ne sikkimam bi centimètres yi boo ko jàppee boo moytu mën nga cee kaalaw xanaa Fidel Castro moom dafay nekk un sunnite wala. bu fekkee loolu la indien yi nga xamante ne buuju indien yi nga xamante ne seen sikkim yi dafay gudd bay weesu seen jimbax yi ñooñu dañuy bokk ci waa sunna wala. problème mu classement wu xam-xam la ñu am mooy boroom xam-xam yi dañoo xaaj sunna ci ñaari catégorie maanaam dafa am lu ñuy tuddee catégorie yi ëpp na ñaar boo delloo ci risaala les juifs orthodoxes ñu seen sikkim yi xanaa ñooñu daf leen di boole ci waa sunna ñoom tamit. waaye ma ñëw ci li ma bëggoon na wax boo delloo ci risaala ci muqaddima bi di nga gis Ibnu Abi Zayd di wax ne ba mu waxee wax ju bëri ba mu yàgg mu ne min as-sunani min muakkadiha wa raghaibiha wa shay'in min al aadabi minha. maanaam ci sunna yi kon nga déggee ci ne dugg na benn sunna moo am mu ne muakkadaatu sunan ak raxaib yi ak aadaab yi. léegi kon nga déggee ci ne sunna am na lu ñuy tuddee muakkadaatu sunan mooy les sunna hautement recommandées. am na lu ñuy tuddee raxaibu sunan mooy les sunna recommandées mais pas à la place de muakkadaat. am na lu ñuy tuddee aadaabu sunan. léegi benn bu nekk ci yooyu boroom xam-xam yi dañu classifier lan ak lan moo fay dugg. gis nga li ñuy tuddee muakkadaatu sunan ci ñaari catégorie kese nga ko mën a am mooy ibaadaat ak axlaaq maanaam ci jaamu yàlla yi ak ci jikko yi ci foofu rek nga mën a fekk muakkadaatu sunan. feneen fu dul foofu leneen loo fay fekk da nga koy classé soit ci raxaa'ibu sunan wala aadaabu sunan waaye doo ko classé mukk ci muakkadaatu sunan. jamono bi may nekk Malaisie am na benn salafiste bu jugee woon Nigéria ñoo bokkoon université bu ñu doon jàngee laajoon naa ko laaj boobu benn jour dañu toog di waxtaan ma ne ko sikkim sunna la mu ne ma waaw ma ne ko ban façon sunna la mu ne ma c'est-à-dire ma ne ko ban xeetu sunna la ndax mu akkadaatu sunna la wala mu ne ma waa sunna mu akkada la ma daal di noppi parce que comme moment boobu noonu temps bi may ñu woon ñu yaatal ma daal di noppi boole li ma neex ak li ma naqari noppi mais xam naa ne je savais pertinemment que li mu wax du dëgg. je dis que mu akkadaatu sunan ci ñaari catégorie mbir nga ko mën a amee
mooy ibaadaat mooy ci jaamu yàlla yi ak axlaaq mooy ci jikko yi. exemple ci ibaadaat yi lu mel ni shafa witr, lu mel ni iiday ni mooy julli tabaski ak julli korite, lu mel ni nu mu tuddati naafila bi ngay naafila avant fajar, moom la ñuy wax julli fajar avant julli suba, am na boroom xam-xam yi ko ci boole ak yu mel noonu. ak bëri di tudd yàlla moo ci jiitu. yooyu mooy mu akkadaatu sunan fil ibaadaat. am na yeneen yu ci bokk mais damaa joxe exemple rek, mais yooyu mooy lu mel ni qiyaamul layl, julli guddi, naafila guddi, dafay bokk ci mu akkadaatu sunan fil ibaadaat. mu akkadaatu sunan ci sunna mu akkada ci jikko yi moom da nga koy am ci lu mel ni alkaramu mooy tabe, ashajaatu njàmbaar, asabru mën a muñ, alxilmu ba tey mën a muñ ak yu mel noonu, silatu rahim jokk mbokk. yooyu yëpp ay sunna mu akkada la waaye ci axlaaq yi luy nit ki di jikko wala di ko def. boo génnee ci ñaari catégorie yi mën naa koo yaatal incha allah semaine prochaine parce que fi mu toll nii 10% moo ma dese, damay njëkkante batterie bi. boo génnee ci ñaari catégorie yooyu boo ñëwee ci aadaabu sunan, li ñuy wax ay sunnaay teggin, foofu li fay dugg mooy al mazahir wal hayat, maanaam melokaan yi ak luy feeñ lu nit mën a gis. par exemple sa solin, ñu ne la yonent bi dafa bëggoon yëre bu weex wala couleur bu verte, kaala bu weex, kaala bu verte, ainsi de suite. loolu dafay dugg ci sunna mais ci aadaabu sunan, du dugg mukk ci mu akkadaatu sunan. ñu ne la yonent bi dafa bëggoon soccu, digle na ko, dafay dugg ci aadaabu sunan. yonent bi daf daan tusngalu, ngay tusngalu, dafay dugg ci aadaabu sunan. yonent bi daf daan watu, ngay watu di def ak sa sikkim wala di def ak sa bopp wala di dagg say wee, dafay dugg ci aadaabu sunan mais du dugg ci mu akkadaatu sunan parce que bokkul ci ibaadaat yi, bokkul ci axlaaq yi. foofu la boroom xam-xam yi di classé sikkim. gis nga sikkim ci diine, ci boroom xam-xam yi, place bi ñuy jox parfum, place bi ñuy jox tusngal, place bi ñuy jox dagg wee, moom la ñuy jox sikkim ci boroom xam-xam yi laa wax nag, waxuma ci ñi nga xamante ne dañoo jàng ñaari téere ñetti page toog di ratatati. dafay dugg ci aadaabu sunan parce que ci mazahir yi lay bokk. foofu la ay cëkkal tuba yi di dugg ci ñi koy def, foofu la sol lu extravagant wul di dugg, maanaam sol lu modeste. foofu la ay takk jaaro yi di dugg. moo tax saa bu ma gisee fii commencé ñaari jaaro yi damay xam ne y a quelque chose qui va pas, damay jàll. foofu la takk jaaro yi di dugg, foofu la dagg wee di dugg, foofu la wat karaw poqotaan di dugg, foofu la defar sikkim di dugg, foofu la watu ndel wala ñàkk watu ndel di dugg, foofu la tusngalu booy tëdd di dugg, ainsi de suite. yooyu yëpp dafay dugg ci aadaabu sunan. léegi nag raxaa'ibu sunan, sunna yi nga xamante ne moom dañ koo sopp rek nga def ko nga ñàkk ko def ñooyem, mooy ci li nga xamante ne ci ay lekk la. par exemple yonent bi dafa bëggoon lekk batañse, ngay lekk batañse, mais am na koo xamante ne moom naturam bëggul batañse. yonent bi dafa bëggoon mango, exemple nga koy lekk. yonent bi bu daan lekk ñetti baaraam lay lekkee, nga jéem a roy loolu. am na koo xamante ne moom bu dee siisa la sant, ñoom ñaari loxo la ñuy dankee, moom du mën a lekkee benn kii. waaye du tax nga ne ko am na bàkkaar, même bu dankee fukki loxo ak juróom du tax nga ne ko am na bàkkaar, parce que ñoom des fois sax siise yi ñaari loxo ñaari tànk yëpp la ñuy boole ci biir bool bi. ala ayati xaal, ñàkk a jàng bu sori ak ñàkk xam-xam bu bënn mooy waral nit ki di jël lu mel ni sikkim di ko def mu nekk ismullahil azam, jàpp ne ku yarul sa sikkim rek yow nekkoo sunnit. moo tax téere xadis yi yëpp, moo xam muy Tirmizi, Nasaa'i, Abu Daawuda, Ibnu Maaja, Buxaari, Muslim, nangam téere boo gis mu wax ci xadisu yar sikkim wala wat moustache wala nangam, insha allahu da nga fekk ne ci kitaabul aadab, bu dee borom xam-xam bi faqih la, waxuma mu xadis bu nekkul faqih, bu dee faqih la di nga fekk ci kitaabul aadab la koy dugal. kitaabul aadab baabul lixya, foofu la koy dugal. 10% moo ma dese ci sama batterie bi, damay bañ a dagg di ñëwaat. nañu tënk waxtaan bi fii semaine prochaine incha allah, wala samedi prochain ñu continuer fi ñu teg suñu baaraam incha allahu taala. bu ko defee question yi tamit ñu denc ko ba samedi prochain, parce que damay bañ
boo moytu danañu dem di ñëwaat te xëy na am na ñoo xamante ne loolu mën na leen a déconcentré. Seydina Omar Thiam maa ngi jéggalu bu baax lien bi kii naa ko épinglé naa ko mais temps heure kii bi comment il s'appelle batterie bi mooy problème bi. yàlla na yàlla dimbale ñu yàlla na yàlla suturaal ñu. article Ahmed Khalifa bi jeexul dinaa ci ñëwaat incha allah samedi prochain incha allah taala parce que am na yu bëree bëri yu ñu ci war a wax lu mel ni waaqiatul xara bi mu wax ak ñañu violé woon ci Médine ak ñañ ci fa rey lu mel ni Seydina Hassan ak Seydina Hussein lañ leen def lu mel ni Ben Salman ak position yi muy jël lu mel ni soufisme bi mu askan wala bi mu li mu wax ci Seydi Abdul Qadir Jilani ak Ibnu Arabi al-Hatimi incha allah samedi prochain dinañ ci ñëw. maa ngi jéggalu bu baax a baax in uridu illa lislaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah. bu fekkee bon mën nañoo xaar waaye xëy na man mën naa déconcentré wu te pour ma amaat élan bi mën na yàgg kempes. est-ce que biñ ko lu duuf ci nag wi yëpp xajul ci cën li te li ñu war a wax bëri na lool. nañ ko jéggalante mën naa jël ñaari question téléphone bi mu ngi 9% mais je peux prendre 2 questions balaa muy daanu insha allahu taala. حمامة وادي التوين ويلك ما لك فقد عشتني تذكار سكينة نعرف نجل العواتك سلام على قبر الأمين المبارك فكنز لأحياء وذخر الهالك سلام على فخر لنضر ومالك وغنية أيتام وماوى الممالك سلام عليه من خديم متيم يبشره من كل حاك وحايك فإن يكن جثماني. Seydina Omar Thiam nee na ma wax leen ngeen intégré groupe bi dafa am benn groupe WhatsApp bu mu ubbi lien bi moo nekk noonu ma épinglé am na ay liggéey yu mu ci nar ak yéene bu mu ci am donc képp ku mu intéressé mën ngaa dugg ci groupe bi incha allahu taala. Pape Boumi maa ngi lay ziar bu baax na nga def maa ngi gis sa commentaire bi sànq mais am na solo trop ci postu Cheikh Omar bi. batterie bi salafiste la moo tax xam ngeen lu nekk dafa am salafisme ci biir téléphone yi am na ay salafiste oto yi am na ay salafiste donc batterie bi moom salafiste la léegi xëy na moo tax muy ñàkk taalibe nii. حضرة خير الخلق حضرة سيدي ويا حضرة المختار مبدي المناسك أحبك حبا تام قلبي وقدم وماذا علي في امتداح جنابك. lan mooy politique wahhabiste yi maa ngi ñaan nga jéggal ma question bi ba samedi bii di ñëw incha allah parce que bu ma ko commencé fii tamit du mën a yegg ndax batterie bi mu ngi daanu te ngeen ñaanal ma incha allah balaa samedi prochain li ñu bëgg mu sotti. فآيك لا تحصى وقدرك فوقها ومقدارك السامي علي فوق ذلك. Fatima Fati semaine prochaine incha allah baal ma nga posé waat question bi ci wàllu hadis yi dégg nga baal ma nga fàttali ma ko rek dinaa ci ñëwaat incha allah. anta habibullahi jalla jalaaluhu wa awlaaka ma awlaaka ghayra musharaki sara bika laylan thumma adnaaka jaadan wa fusta bisirrin
leen di ñaan ngir yàlla li ma leen ñaanoon semaine passée képp ku dugg di saaga wala di dénigrer wala di xaste ngir yàlla bu ñu ko tontu dama leen koo ñaan ngir yàlla bu ñu ko tontu parce que loolu tegul ñu fi te dañ leen a war a télé ku la saaga rek jéggal ko nañ jëfandikoo li Baye Niass waxoon fan la jaar anfusana masbalatan linnaasi yarmunana bi kulli qabihin wala yarawna minna illa kulla madihin hasanin nañ def suñu bopp mbalitu nit ñi sànni ñu seen ñaawteef yi ñu am yépp te en retour bu ñu gis ci ñun li gën a rafet ku dugg di saaga ngir yàlla bu ñu ko tontu dégg ngeen dama leen koo ñaan rek. خرجت من الأكوان والسر ساميا وفت اعتلال كل حي وهالك وغبت عن المكنون والغيب راقيا وفت العمر كل دار ودار. Moustapha baal ma semaine prochaine incha allah ngeen fàttali ma mbiram sikkim bi ñu ñëwaat ci parce que il faut ñu détailler ci yenn yi ngir nit ñi xam ko parce que léegi da ngay gis koo xamante ne sax moom jàpp na ne bu watee sikkim moom safara la jëm or que c'est pas le cas donc semaine prochaine incha allah dinañ ci ñëwaat. يا حي يا قيوم يا رب هب لنا نصيبا من السر العزيز المدارك آمين يا ربي. وتجعلني داري خديما جنابه بنفسي وروحي مخلصا عند مالكي أراني عبدا ساءه سوء حاله فلم يك يرجو غير محض تداركي يظنون بي خيرا ولا خير إنما رأوا حضرة المحبوب ستر جمالك فلا تفضحا يوم الوقوف مقصرا وكن لي يا مولاي منجي الممالك فقد ضاع عمري والسفاهة كاسمها فهل من شفيع فيه وهل من مدارك وضيعت عمري في التكاسل والولاء فويلك هذه النفس أعظم بدايك. kii laaj ci wàllu musabbahatul asr incha allah dinaa la ci wax samedi prochain incha allah. وصفت لمرضى الناس كل دوائهم فويلك شر النفس من لدوائك فآه لبراهيم إن دام هكذا وآه لإبراهيم إن لم تدارك. Bon, vite fait question wu Sakina bi dafa mel ni ça doit intéresser wala concerner ñu bari ñuy dund ci bitim réew ñi nga xamante ne ni dañuy laablu seen yére yi par exemple nga war a yóbbu sa yére ci machine à laver yi boroom xam-xam yi am nañ ci wuute ndax machine à laver bi kese dina doy wala nangam bu fekkee yére bi benn janaba takku ci maanaam benn sobe takku ci loo xamante ne janaba la wala loo xamante ne dafay waral fóot yére ci fóotu sharia nga yóbbu ko ci machine à laver bi dara nekku ci bu fekkee ne dafa am lu ci taq sax ci janaba wala ci sobe te machine à laver bi balaa nga ciy def omo bi wala balaa nga ciy def liquide buy fóot yére yi mën na koo fóot première kii nga xam ne ndox kese lay def am nañu borom xam-xam yu gis ne loolu dara nekku ci mën na nekk wala yow ci sa bopp bu fekkee xam nga fan la sobe si toll ci yére bi nga jàpp ko fete ko fa balaa ngay yóbbu yére bi ci machine à laver bi nga def loolu pour gën a mën a mucc ci wuute bu fekkee nag dangaa xamul fan la sobe si taq ci yére bi te amoo temps wu toog di ko xool comme li ma wax nii léegi machine à laver boo xamante ne mën na
leendi yëre yi ci ndoxu kese balaa nga ciy def deuxième sëmb ak saab ak yooyu nga def loolu moom mooy li gën. Sakina, j'espère que ويشهد للمولى عظيم امتنانه بتفويض أمر للعظيم التدارك بحب رسول الله حقا وذكره عليه صلاة الله رب الملائكة عليه صلاة الله في كل لحظة وآل وصحب والمقيم المناسك. Voilà, Pape Boumi nee na machine yu bëree bëri dañuy def prélavage donc bu fekkee machine yi dañuy def prélavage rek dara nekku ci mën nga ko def après nga doog a def sa saabu parce que dafay équivaut ak nga jël sa loxo di bàcc la ñuy wax xaw ma ci wolof. gis ngeen am na ñu bëree bëri ñoo xamante ne billaay bu ngeen leen di déglu dana leen jëfeleel seen diina ji te diina ji jëfewul yàlla jëfelul ko yonent bi jëfelu ko. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis mu ne xadis bi xadisu Buxaari la inna haza diina yusrun walan yushadda diina ahadun illa galabahu diina ji diina ju yomb la kenn du ko jëfeel lu dul yàlla dina ko jëfeel ci sa kaw. yàlla wax ci alxuraan ne yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla dafa bëgg ci yéen yombal bëggul ci yéen lu jëfeel. bu ngeen nekkee fii di déglu ñuy tengal diine ji di leen ko jëfeel chaque jour da ngeen di mel ni asamaan si mooy waaj a daanu ci seen kaw te yàlla tegul leen ko yonent bi tegul leen ko. maa ngi leen di jéggalu bu baax a baax ci dog bi nag ndax problème mu batterie bu vide waaye incha allah yal na yàlla may ñuy dund ba semaine prochaine samedi ci même heure incha allahu taala maa ngi jéggalu bu baax a baax ci wax ji itam bu fekkee am na lenn lu ci leerul ñi am ay question te jotuma ko tontu samedi prochain incha allah mën nañ ko posé waat. in uridu illa al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.